asalaamualeykum. kii mooy caatu baayam di portu parolu këri gi sëriñ Pam Malick Sy sa njaboot gaa ngi nii. gannaaw ba nu sante yàlla sunu borom tabaraka wa taala julli ci sangu yi di seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñi ngi leen di wax kenn ku ci nekk asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. di leen nuyu di leen ziyaara di leen balu àq di leen masawi ci coono yi. mu mel ni fa tabarakallahu dañu ñëwaat rek ngir am ay kàddu yu gàtt yu nu génne jëmale ko ci sunu kilifa, ci sunu sang, sunu soppe Seydil Hadji Malick Sy, ñu gënoon ko xam ci turu sëñ Pam Malick Sy ibnu Seydi Aboubacar Sy ibnu Seydil Hadji Malick. sëñ Pam Malick radiallahu taala anhu yàllaa ngi dogal mu gane àdduna ci diggante ñaari kilifa yu mag di sëriñ Babacar Sy radiallahu taala anhu ak waajuram bu jigéen soxna Astu Kan radiallahu taala anha. sëriñ Babacar kenn dootu ko présenté ndax dafa présenté boppam ba noppi, kon kooku di wax nit ñi mooy kan ci réew mi sax tardel sa bopp la yam. waaye ci wàllu waajuram bu jigéen soxna Astu, doonte la ñu bari xam nan ko ndax dégg nañu turam, mu nekkoon doom ci xalifa cheikh di Abdou Hamid Kan bu Kaolack, am lu mu seqoon digganteem ak Seydil Hadji Malick radiallahu taala anhu, ba li ca juddoo ca ñu jël soxna Astu dénk ko sëriñ Babacar Sy. fa tabarakallahu ñu am ca njaboot, ka doon seen taaw di soxna mu xayri si borom waañ bi, topp ca soxna Zeynab Sy, topp ci sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum, topp ci sëriñ Abdoul Aziz Sy Al Amin, topp ci keneen koo xam ni nit ñi jotuñu ko xam ndax dafa faatoo ndaw di soxna Nafi. moom Kaolack la nekkoon ci kër maamam Abdou Hamid Kan, nekkoon ci tàntam, foofu la ko yàlla moome, ñu denc ko foofa ca Kaolack. topp ca soxna Aminta sunu yaay tey jii moo nekk Tiwaawan, soog cay topp nag sëriñ Pam Malick mi nga xam ni moo doon seen caat di caatu sëriñ Babacar, ndax sëriñ Pam Malick mooy caatu sëriñ Babacar ci góor, waaw, mais ci wàllu jigéen soxna Khadija di yaay ci ñoom Khalifa Ndiaye ak Maam Omar moo doon caat. sëñ Pam nag yàlla dogal bi mu ganee àdduna sëriñ Babacar kenn dong la xalaatoon, ndax daf ni boroom kër gi muy Seydil Hadji Malick séddoogul ci wàllu turandoo yi, ba moo tax mu jël ko dëppee ko Seydil Hadji Malick. mais ku xam relation bi nekkoon diggante sëriñ Babacar ak Seydil Hadji Malick, cofeel bi mu amoon ci Maodo ak fonkeel gi mu fonkoon Maodo ak cër bi mu ko joxoon, Maodo génn àdduna gannaawam mu am doom tudde ko, dafa daal di jël cofeel boobu yépp transféré ko ci sëñ Pam Malick Sy. ba moo tax damay ni sëñ Babacar
cër bi ko yàlla defal lu doy waar la ndax doomam yi koo ci tudd rek am na dàkkantal soo tuddee sëñ Moustapha borom Ndakaaru borom Fass nga tudd sëñ Mansour ñu la borom daara ji nga tudd sëñ Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum ñu la borom jamono nga tudd sëriñ Abdou Aziz Al Amin ñu la borom ndigal man nag ma ne leen da ngeen a fàtte kenn sëriñ Pam Malick mooy borom sañ-sañ waaw sëñ Pam Malick mooy borom sañ-sañ ndax sañ-sañ weesootul sëñ Babacar Sy tëju di jëflanteeg boromam nga ñëw fëgg ko ni ko papa ubbilal sa papa sëñ Babacar bàyyi lim doon def ñëw ni keccet bunt bi ubbi ko loolu moom rek la ko yàlla defaloon ci kër gi mag ñi xamoon ko ci moom ba fu sëñ Babacar Massana làqoo soxla boppam nekk ci ay mbiram te ñu soxla ko te kenn ñemewul dem di ko fëgg wala nga yegg ci moom sëñ Pape la nii woo mu ñëw dem ci moom te fu mu ñëwee ak lu mu mën a fekk sëñ Babacar dina dog loolu ubbi ko waxanteeg moom li muy waxanteeg ba noppi continuer kon moo tax ma ni mooy borom sañ-sañ ndax loolu ko amul sañ-sañ doo ko sañ sëñ Babacar yar ko ci amour boobu fonkeel boobu te mag ñi wax nañ ni dund na juróom-ñaari at yoo xam ni sëñ Babacar daf koy fanaanoo moom sëñ Pape Malick sëñ Babacar day tëddal ko ci gannaawam pendant 7 ans waaw te avant loolu bi mu gënee nekk ndaw suñuy nopp sëñ Babacar da ko daan téye guddi uuf ko ni yor kurusam guddig lëmb di werd ba fajar moo tax soxna su daan na ko ni ko tàngoor wi nga amee ci sa yaram li la sa baay daan téye kurus guddig lëmb di werd uuf la moo la ko def donc ci amour boobu la ko sëñ Babacar yare la ko sëñ Babacar uufe yóbbaale ci nag ñi mu amoon ñëpp moo xam ay rakam boppam ñoom Hadj Mansour ñoom Hadj Abdoul Aziz ñoom Hadj Habib ak ay doomi boppam ñoom sëñ Moustapha sëriñ Mansour sëriñ Cheikh sëriñ Abdou ak ay jigéenam te ku ci gis sëñ Pape rek ndax xamoon nañ que ni sëriñ Babacar bëggul ku def sëñ Pape Malick lu ko naqari waaw moom mënoon na tolérer lu nekk ci kër ga ba mu des ñu def sëñ Pape lu ko naqari defe naa ni dégg ngeen ci waxtaan Serigne Cheikh di nettali ni benn bisul aljuma nee na ñu war a dem juma mag ñëpp pare ba gaare oto bi taxaw di xaar Serigne Babacar nee na góor gi yéex a wàcc nee na mu ni waaw te maa dem seet ba xam góor gi lan moo ko téye ci kaw nee na mu ñëw fekk sëñ Babacar ak sañse baag ak dayo yaag yëpp nee na sëñ Babacar sëgg ci suufu lal bi di am lu muy seet nee na mu ni ko góor gi lu xew ñi ngi bëgg a tardé jumaa ji mu ni ko papa askat moo ni ma ngalleem xam nga ngalle mooy gunóor yooyu xale yi daan ñi nekk ci àll bi xam nañ ko te mu xawoon a mel ni lu marron di ko takk nii ci buum muy naaw mu ni ko sëñ papa askat moo ni ngalleem moo ko réer ci biir néeg bi moom laa koy seetal sëñ Cheikh ni ak ku xam booba sëñ Babacar fa mu toll ci may ak ci cëru yàlla waaw waaye mu jaral ko mu taxaw pour seetal sëñ Pape Malick ngalleem bala muy dem juma waaw sëñ Cheikh teg na ca loo xam ni sax xëy na ñun suñu làmmiñ tuuti na ci tudd ko mu ni sëñ Babacar daan na dem ba même su daan génn war a tukki nee na def naan ñu indil ko sëñ Pape Malick il faut que mu fab ko ba mu tuur ndox ci kawam mu soog koy jox soog a dem loola nag moom moo xam sëñ Babacar a xam la muy tekki waaye ñun xamuñu ko dañ koy delloo rek ci cofeel ak cër ak fonkeel gu mu fonkoon Seydil Hadji Malick donc mu yar ko ci anam boobu sëñ Pape Malick li may wax souvent ma ne en fait mësula xam lu ñaaw
mësula xam lu naqari mësula xam lu bon moo tax dundam yëpp soo ko fréquenté wala nga jege ko da ngay xam ni kii dundu nitu aljana lay dund waaw et daf daan dégagé wu sax ci xaalam ak léppam macha allah waaw parce que loolu la mës a dund damay tooñ xale yi may leen il a toujours vécu comme un prince tu vois parce que loolu la mës a xam choyé lu mu bëgg sëñ Babacar fekk ko ci waaw lu mu bëgg sëñ Babacar fekk ko ci waaw defu ko woon pour yàq ko xam nga su doon jamono ñu ni kii dafa bëgg a yàq doomam mais déedéet parce que def na ko te ak ci sëñ Pam Malick gisuma ku ko gën a yaru ci àdduna waxuma sax Sénégal mais ci àdduna laay wax gisuma ku ko ci gën a yaru gisuma ku ko ci gën a yiw gisuma ku ko ci gën a xàmmee waaw kon nga xam ni la sëñ Babacar doon def nekkul woon pour yàq ko waaw mais am na lu mu bëggoon a wane ci digganteem ak Maodo donc mu dund ci loolu wa tabarakallahu ba mu tolloo ci jàng itam mu jël ko jox ko Serigne Cheikh waaw Serigne Cheikh ko dalal ba siin mi mara waaw moo ko jàmm di ko toppal moom nettali na nee na bis Serigne Cheikh xam nga kuy jàngal nit ci daara du ñàkk bis nga yëkkati kàccari dóor nee na bis Serigne Cheikh dóor ko ci digg ginnaaw gi dagg ba mbubb mi ngi ci kole nee na Serigne Cheikh ni ko bu ko góor gi yëg de ndax xam ne ni su ko sëñ Babacar yëgee dina dal ci kawam waaye nee na mu ñëw nuyu sëñ Babacar bay dem rek nee na sëñ Babacar xam ni mel ni daf koy xool ginnaaw gi gis nee na mu ne ko papaas lii lan la nee na muy naka mu ne ko kii lii du kenn Cheikh Tidiane la demal nga wool ma ko dal ci kawam parce que bëgguloon ku dóor sëriñ Pape ndeysaan ak yu bëri yum lay nettali ci ay anecdote yoo xam ni daf ñu nettali bis nee na xam nga Serigne Cheikh yàlla daf ko teel a may ouverture ci wàllu adduna bi mu nekkee Tivaouane daf daan dem cinéma Thiès guddi gu jot et dund googu dafa continué woon fii à Dakar sëñ Pam nee na bis nee na mu gis oto Serigne Cheikh gaare rek mu xam ni Serigne bi dafay bëgg a dem cinéma nee na moom it mu daal di ñëw waxul dara Serigne Cheikh ubbi bunt bi ci ginnaaw rek dugg toog nee na Serigne Cheikh bi mu ñëwee xam na ni am na ku nekk ci ginnaaw waaye ne moom itam waxul dara nee na mu taal oto bi rek dem ba ca sorti Tivaouane kër jëwriñ kër Maas mooy fi ñu wax léegi kër Maas nee na Serigne Cheikh tourné ni gis ni ko kii kan la nee na mu ne ko mën na Pape Malick mu ne ko foo jëm mu ne ko dama bëggoon a ànd ak yow cinéma mu ne ko wàcceel te nee na boobu Tivaouane ngale ko xiinal di la ko tawal taw boo xam ni nee na mu ne ko wàcceel xam nga booba Tivaouane suñ la nee kër jëwriñ mooy yaa nga ca àll ba nee na mu wàcce foofu sëñ Cheikh continué dem nee na muy doxe foofu kër jëwriñ jëm si kër ga bi muy yegg si nee na mi ngi gis soxna Astou mi ngi sëpp ci kaw terrasse étage bi nee na di ko laaj nee na bi mu ko séenee mu ni waaw kii du Papa As nee na ñu ni ko kay nee na mu ni lii du kenn Cheikh Tidiane rek la war a doon alors nee na ni ko ñëwal waaye négal ba Cheikh Tidiane ñëw fii rek man la fi fekk nee na bi mu ñëwee ndeysaan Serigne Cheikh mu wax nee na ci ëllëg sa nag mu bàyyi ba Serigne Cheikh di préparé nee na mu ñëw fekk ko ci néegam nee na ni ko da ngay dem tey cinéma Serigne Cheikh ni ko waaw mu ne ko dama bëggoon a ànd ak yow nga Serigne Cheikh ni muy yare nee na Serigne Cheikh ni ko waaw nii la soo bëggee ànd ak man da ngay ñëw nga wax ma ko waaye doo ñëw rek dugg sama oto te xamuloo fu ma jëm nee ni ko waa demal ñu préparé la sa yére te nga ñëw ñu dem mu dem donc gis nga yooyu ndeysaan
di ko donte la amoon nañ ci moom amour mais terewul it surtout Serigne Cheikh fu mu ko waree corriger mu corriger ko ne ko déedéet du nii àdduna nii ngay doxale pour xam ni rek que ni ëllëg comme li mu wax moom Serigne Pape ni Serigne Cheikh Tidiane Sy a fait de moi un homme au sens plein du terme waaw donc loolu la ko Serigne Cheikh defal et Serigne Babacar aussi daanaka daf ko mayoon Serigne Cheikh daf ko mayoon ndax li nit ñi xamul mooy Serigne Babacar joxul Serigne Pape Malick werd alors que doomam yëpp moo leen jox werd mais moom daf ni ko woon Serigne Cheikh la ko booleel pour mu jox ko werd donc nee na bi Serigne Babacar génnee àdduna ba ca ñetti fan yoo xawma juróom-ñetti fan yi nee na ci la ko Serigne Cheikh woo ci néegam ci suuf ni ko pour mu jox ko tarixa bi waaw waaye nee na moom itamit pour bëgg seede mu ñaan Serigne Cheikh ni ko dama bëggoon nga may ma wut ci seede en Serigne Cheikh ni ko kan nga bëgg mu seede ko mu ni ko Soxna Astu mu dem boo Soxna Astu mu ñëw Serigne Cheikh jox ko tarixa bi nee na ma bis boobu la ma jox ndigal ci lépp luy awraat ci tarixa bi waaw ni ma loo ci bëgg a doxal ko ci waaye nag mu tegal ko ci wax bu am solo ni ko nag waaye bu la soxla taxa fanaan ci der ni ko soxla boo am rek jox ko góor gi te bàyyi noonu et sëñ Pape noonu la mës a dundee sëñ Pape lu problème rëy lu mu rëy mystique li ma ci xam bokk du jël kurusam toog ci der naan pour problème bi moom daal soo ko waxee mu ne la wax naa góor gi rek naan bàyyi noonu te mooy sëñ Babacar te su ko defee rek nga gis résultat ba waaw parce que loolu la gëm loolu la ko Serigne Cheikh yar mu dund ci cadre boobu ba bi Serigne Cheikh nga xam ni ñëw na presque féete Ndakaaru sëñ Pape boobu mi ngi Tiwaawan mais daf doon jaabante yenn saa yi mu ñëw Dakar delluwaat Tiwaawan yenn saa yi mu ñëw Dakar delluwaat Tiwaawan ba ni mu rejoindre Serigne Cheikh complètement à Dakar waaw boobu bi muy soog a ñëw Serigne Cheikh boobu la amoon këram gi ñuy wax Manguier nekk route de Wakam boobu jamono boobu Serigne Pape foofu la daan fanaan ba ni Serigne Cheikh amee fii bopp te bi mu ñëwee dëkkul woon ci kër Serigne Cheikh de beneen kër bu nekkoon à côté ci leen ko fa wutaloon benn néeg mu nekk fa moom sëñ Pape waaw su xëyee nekk ci service Serigne Cheikh fu ko Serigne Cheikh di yónni fu ko Serigne Cheikh di lu mu koy defloo su xëyee daal loolu mooy priorité am ba su paree nag soo ko jublu su amee moom activité boppam te activité am sax bëriwul woon mu nekk ci donc ci cadre boobu vraiment ci la dund ko ak ay magam dund ko ak ay mbokku taalibeem nettali nee na bi Serigne Babacar génne àdduna ndeysaan sëñ Moustapha Sy Jamil nee na sëñ Pape moo nekkoon préoccupation parce que dafa ni attachement bi sëñ Babacar amoon ci moom damay bañ affaire bi def ko choc alors nee na waaye bi dëj bi passé ci fan yooyu rek moom mu ñëw Dakar nee na dem ci sëñ Moustapha pour jaale ko ci la ko sëñ Moustapha wax loolu ni ko yow dong laa doon xalaat ni ko waaye nag li ci dalal sama xel mooy ma ni Cheikh Tidiane nga fa dina mën a gérer situation bi tu vois donc cofeel boobu nekkoon si sëñ Babacar digganteem ak moom et puis nekkoon aussi digganteem ak yaayam soxna Astu maa ngi fàttaliku soxna Astu bi mu génnee àdduna en 1965 mu tombeeg bisu tam xarit booba ñun bon xamee nanu mais ay ndaw lanu du ma fàtte mukk dañu jël dawale nu yóbbu ñu kër soxna Aminta ñuy wax jàmm gën saar mais bon ci curiosité ndaw
image bi ma frappé ci dëju soxna Astou Kane donte la boobu xale laa woon mais bon tamit am na lu ma xamoon bi ñuy wàccee soxna Astou ci kaw dañu ñëw ba ci escalier bi mu mel ni li olof di wax naan néew bi dafa siisu waaw mel ni bëggu la nit ñi dem affaire bi mënul dem wallahi wal Qur'an azim sëñ Pape lanu jël ñëw mu jiitu rek nit ñi topp ci image boobu je l'ai toujours gardé ci man daf ma et même grand bu Lagos genre wax bi mu soloon ba léegi image boobu mi ngi des ci man alors mi ngi tey nii benn mouchoir def ko nii ci bët yi après di avancé di dox nit ñi néew bi après ñu ànd ak moom wàcc dem ñoom sëñ Pape Malick tu vois donc vraiment mu nekkoon daal nit koo xam ni ñun kër ga bi nu màggee ñun ñëpp ci ay loxoom la ñu yaroo ñun moo nu yaroon de maa ngi fàttaliku fi mu dëkkoon dafa amoon benn roq soo xam ni soo déconné foofu la lay teg roq ba nag dafa tàngoon ñun ñii ñëpp ma nekk sëñ Babacar bu sëñ Abdoul Aziz sëñ Habib bu sëñ Cheikh sëñ Babacar bu soxna Ami ak ñeneen suñuy morom yi nekkoon ca kër ga ñoom Khalifa Diallo bu góor gi Amadou Diallo ñun ñëpp ci ay loxoom lanu yaroo moo nu yar et mu nekkoon koo xam ni jamono boobu ca kër ga da ngay gis ambiance bi nekkoon ca kër ga nit ñi ngoon gu jot ay nitam ñëw di ko seet kër gi neex et li frappé woon ñëpp mooy sëñ Pape ci jamono boobu xam nga amuloon valise wala armoire nii bu muy denc yére non parce que yére bu mu sol su xëy soo maye ko yére bu mu sol su xëyee maye ko voilà yaa di foofu la ko commencé te il me disait souvent mu ni seen yaay soxna Astou daf leen a teel a jàngal ñu généreux ndax nee na da nga daan toog rek nee na mu wala ni la sa bàjjen diw de ñëw na fi dafa bëgg ñibbi loo koy may waaw nee na soo ko ne man kat junni laa am ci jamono boobu nee na mu ne la junni kenn du ko may mag bàyyil ma lebal la 4 junni wala 5 junni tegal la ko ci xam nga xale bu ndaw nga commencé ko tàmmal loolu di maye pour wan ko ni ko da nga ñi nga say kilifa da nga leen di war a defal say mbokk da nga leen di war a defal say morom da nga leen war a defal ñu juddu ci ambiance boobu donc loolu moo taxoon j'ai dit souvent que ni nit ñi dañuy wax c'est vrai générosité Serigne Cheikh kooku kenn natablewu ko générosité Serigne Abdoul Aziz kenn natablewu ko mais générosité Serigne Pape aussi c'est-à-dire soo ko jegee ba xam ni mu ko daan dundee mais daf la daan yéem te nag lépp nag daf koy def dans la plus grande discrétion man dernière année yi ma nekk ak moom mais daan naa toog ak moom mu bëgg a jëflanteeg nit mais du bëgg ma fekke ko wallahi wa xanaa si dina fexe ba évacuer ma jëflanteeg yow suñ toogoon ni ñun ñett mu am lu mu la bëgg a jox dina fexe ba ni ma demal indil ma nangam wala demal kii nga génn mu te xam naa loolu la donc bon pour wan la xam nga à ce point alors que man vraiment jege woon naa ko mënoon naa ko xam mais bëggul sax nga xam yow ni jëflante naa ak nit dara ndax sutura rek waaw dama fàttaliku benn gàmmu Tiwaawan yàggul di defe naa est-ce que du gàmmu 2018 xam nga 2019 dañu toog nii fekk mu am ku muy jàmbat ci njaboot yi kenn ni ma xëy seegul ba léegi ma ne ko ñëwagul de mais ñaaree ma ne ko ndax ma yónnee ñu woo ko mun maa déedéet bàyyil xam naa léegi mu ñëw ñu toog tuuti rek njaboot bi yegg si daal di ñëw dugg si ñu toog ci salle bi ñun ñett bi ñu toogee ba si yàgg mu ni ma doo ma wool am ku mu tudd ni ma doo ma ko wool mais j'ai compris
ma génn ma nit xaw a yàgg tuuti pour may ko temps mu jëflanteeg moom la muy jëflanteeg moom kooku mu jëflanteel sax moo ma wax ni ma man de sëriñ bi daf ma defal teraanga ma ni ko gis nga bëggul sax ma xam ne defal na la teraanga waaw ndax lépp rek digganteem ak yàlla la ci seet yàlla rek a tax muy def donc xam nga ku dund ci loolu et puis Serigne Cheikh yar ko ci loolu te dafa am ñett yum daan wax ni toujours Serigne Cheikh daf ko daan bàyyiloo xel nee na daf ko daan wax Pape Malick mbaa du ngeen xëccoo nee na mu ni ko taluñu ko mu ni ko mbaa du ngeen tooñ mu ni ko sañuñu ko mu ni ko mbaa du ngeen tiitaru mu ni ko tiitaru yëfi dof la alors gis nga ci ñetti principe yooyu xam nga dama ni xam nga ki ngay dundal te doo xëccoog moom doo ko tooñ doo tiitaru ci kawam mais koo kañ jàmm mën na dox seen diggante donc moo taxoon mu am jàmm ak ñëpp et pourtant mënoon na diis du ci kaw nit ñi de ndax su dee xam-xam bi macha allah yàlla mayoon na ko su dee judd bi yàlla mayoon na ko su dee xàmmee bi yàlla mayoon na ko mais gis nga nekk taalibe ndongal daara moo ko dàqaloon lépp. ñu ngi koy gis maanaam mën a joxe cëram ci ay magam. waaw. am photo boo marqué ci kanamu Serigne Abdoul Aziz mu sukk waaw mu sukk. ba ci suñu Babacar Sy Mansour moom. boy. nga gis loolu. gis nga dama leen ni ci moom laa gëmee. principe bi ñuy waxee nii joxe cër. du jox nit cëram du la xañ sa cër. ku mu gis xale bi gën a tuuti ci famille Seydil Hadji Malick su la gisee jox na la sa cër. waaw mais gis nga moo tax xoolal rek après nit ñi shawqa bi amoon ci moom sopp ko bëgg ko parce que c'est normal gis nga mais lim daan wax nii gis nga yàlla nee na yàlla li nga yéene sa moroomu jaam rek la lay defal waaw may leen ku gis sëñ Pape ni mu dundee nga xam ni ñëpp la yéene woon jàmm waaw su sañoon tey réew mi nit du fi dox di am soxla gis nga daf daan ñëw fii nii sama bunt kër daf daan ñëw mais nga su ñëwee woo ma génn ñu war a ànd dem fenn wala mu am lu ma war a wax comme yóbbante xam nga fii école normale donc xale yi comme fii rek moo fi am ay garab dañuy def suñu génnee fii la ñuy toog di naan seen ndox wala ñëw fëgg fii ñu jox leen ndox ak yooyu ñu toog foofu di ko naan alors moom ndeysaan su ñëwaan daf ma naan yàgg sa xale yi mu ni ma man xale yi dañ ma préoccupé mu ni ma ndax dama leen di xool di imaginer seen avenir naan ñii nan la leen réew mi di def est-ce que ñi ngi leen di xalaat pour ëllëg ndeysaan maa ngi fàttaliku am na bis mu ñëw fii benn waay bu doon romb ni xamu ko sax de waa ji ñëw ni mu taxawee ni ci oto bi rek may ñëw waa ji yegg si ni dama doon sàkku ndimbal mu daal di dugal loxoom ci poosam bi mu joxee waa ji xaw ma nag ñaata la ko jox waaye xam naa ni lu takku la ko jox ndax waa ji bi mu ko joxee waa ji nit ñi gis lim ko jox mais waa ji bi muy daw dafa mel ni sàcc fii la daw traversé tali bi di daw donc pour wan la nit genre nit ki mu doon. ba pare dafa amul ci nit ñi. waaw man dama ni tey jii gis nga miséricorde universelle bi ñuy wax ci alxuraan sëñ Pape Malick daf ko incarné woon waaw rahmatan lil alamin boobu sëñ Pape Malick daf ko incarné woon c'est-à-dire tey jii may ne c'est pas pour rien mu daan wax ni nous irons tous au paradis waaw parce qu'en fait loolu la yéene nit ñi
waaw loolu la nit ñi te xam naa ni su doon moom moo yor caabi aljana dina ko ubbil ni ñëpp dugg ci. te loolu rek maanaam dama ciy xalaat ni moo xoolul julli. xool ko boo xool ko boo am na vidéo bu may seetaan ci benn cathédrale mu am. waaye mais gis nga loolu gis nga dama dem benn séminaire. buñ doon def ci dialogue islamo-chrétien. biñ ma joxee parole. dama leen ni mais ñun dañu tardé. may leen ndax dialogue islamo-chrétien ñun ci ay salle lañu toog di ko théoriser. may leen mais sëñ Pape Malick moom daf ko dund. ma nga ca église ba. di ko bokk ak ñoom. ma nga ca cathédrale di ko bokk ak ñoom. te gis nga mu am ci benn fee gis nga bi Monseigneur Thiandoum génnee àdduna. Monseigneur Thiandoum kilifa la woon. Sénégal ñëpp xam ko. mu amanteeg nitu diine yëpp. biñ koy préparel messe cathédrale. kilifa diine yi bi nu ñëwee jullit yi ñoom ñëpp dañu ñëw rek taxaw ci biti. mais gis nga bi sëñ Pape Malick yegsee nuyu leen ba noppi jubal ci biir église bi ci la ko ñëpp toppee dem dugg ci biir église bi. may leen mais parce que loolu yonent bi dund na ko chrétien yi mu doon dundal à son époque. dund na ko. ni leen fii ñu nekk sama jàkka la su ngeen soxlaa ma abal leen. ngeen def li ngeen def su ngeen paree ba jël continuer li may def donc gis nga. daf ci am loo xam ni li mu daan wax nii nee na diine ku ci tardé rek détail moo la tardé waaw détail moo la tardé ci diine. donc moom yu bëri lu nit ñi daan xëy na du ma ni rus a def mais ragal a def mais moom tànk natt na ni que ni lii chariam terewu ko dérangé wu ko pour mu def ko et relation boobu nag la amoon nag suñu mbokki chrétiens yi maa ngi fàttaliku ndeysaan ci fanu dëjëm xam nga comme dafa tombé woon ak Covid bi waa martyr de l'Ouganda parce que boobu la demoon foofu ci cérémonie boobu ñoom bi ñu ñëwee dañ wax ni su doon seen sago ñoom dañuy def benn messe pour ñaanal ko bon mais malheureusement boobu ñu ngi ci temps Covid bi ñu ni woon suñ ci génnee bon pour wax la relation yooyu mu amaloon ak kii et dafa am toujours benn mbir bu ma frappé dama toog bis mu ñëw ni ma man daal dama xam sama benn xaritu chrétien il est gravement malade ma ni ko ah bon mu ne mu ni ma doom ji moo ma seet si ni ma daal ton ami daal il est gravement malade nee na doom ji ni ko il n'attend que son heure alors xam nga sëñ Pape ak gis-gis bi ko yàlla may nee na sëñ Pape nee na ma ni ko mais nous tous nous attendons notre heure ku sa waxtu jot rek nga dem mais imaginez ñu teg ci 1 mois wala lu ko yées doomu góor gi doon wax sëñ Pama yi naan ko il n'attend que son heure moom mu faatu bàyyi papam ñu teg ci ay jamono bu néew sëñ Pap faatu bàyyi fi góor gi góor googu jaare si na sëñ Pam Malick keroog bi muy ñëw dox sax mënu ko ndax màggat ak feebar mais mu ni relation yi ko boole ak sëñ Pap même su doon raam dina raam ba ñëw ci këram gis njabootam jaale leen ko demaat ma ni gis nga yàlla kee ñu doon wax naan il n'attend que son heure ñëpp dem nañ bàyyi ko fi moo soob suñu borom wax fa'alu lima yurid moom la waxoon ci déglu sëñ Aliou Sall mu tombé 40 jours 40 jours net fa'alu lima yurid boobu waaw ñu koy wax bu ñu tiimee sëñ Aliou du ko ñaanal c'est ça gis nga ndeysaan keroog bi nu jógee ci jàkka ji ba nu julee sëñ Aliou ba nu koy yóbbu
ba nu ñëwee ci kër ga te nit ñi di jooy di wax benn baat bu ndaw leen wax dañ ni ba yéen ñun ñooy jaaxle mais mu ni Alioune fi mu toll ña ngi koy defal cérémonie 40 jours après keroog xale yi nee nañ ma ñoom bi nu toogee di wàccee kaamil yi ndax man keroog xale yi dañ ma woo laa béy may leen incha allah kon suba su ma xëyee dinaa ñëw donc ñoom ñi ngi doon xaar que mais neen fi ñu toog ci leen ñëw ni leen sëñ Pape moo génn àdduna 40 jours exactement pour wax la ni gis nga yàlla gis nga sëñ bi yàlla nan ko bàyyi ak àddunaam rek. dëgg léegi ci foofu des sëñ Pape Malick nan la def ak noo ko yëgee. ah mais man kañ dese sëñ Pape Malick xam nga man. sëñ Pape moom wax dëgg yàlla li ma boole woon ak moom. même man sax daf ma échappé. bon parce que c'était trop profond. ndax imaginez que jour bi muy génn àdduna noonu alxames bi mu xëyee à 8 heures man la woolu pour ma ñëw mais ba may dem du xalaatu ma ni dafa dara bon donc dama ni yàlla ma ci boole waaw ma ñëw donc ba lii am mais xam nga mbir dina am c'est-à-dire yow daf lay dépasser ba doo xam looy wax wala nooy def parce que man mi gis sëñ Pape Malick ma ni non c'est pas possible parce que nit ki da nga naan bon waaw da nga ko gisoon mu feebar wala kii ngay xalaat ci moom mais non yàlla su dee ñëw ak kii mbiram ñëw na rek bon nga tu es complètement nag dépassé parce que da nga naan lii situation la boo xam ni ku la fekkoon ngay nelaw mu yeela wax la ko nga ni ko non lii mënul nekk mais aussi ñu nangu ko ak philosophie quand même parce que toujours daf ñu daan wax ni su dëj masaanaam ba mu ciy waxtaan ak Serigne Cheikh nee na Serigne Cheikh daf ko daan wax ni ko ku gis tëraayu Seydina Muhammad gis tëraayu Seyd Cheikh Ahmed Tijani gis tëraayu Seydil Hadji Malick gis tëraayu Serigne Babacar beneen tëraay boo gisee war nga ko mën a nangu waaw donte la dina metti et puis dafa ci am ñoo xam ni c'est-à-dire seen dem dafay nekk genre fierté sax lay doon xam nga li may faral di wax toujours dama nettali naa ko ci waxtaan yu bari ma ni la góor ga nekkoon Saalum su defe naa sax sunu mbokk la ci Cissé yi bëggoon Seydil Hadji Malick ba bi Maodo génnee àdduna ba ñëwee fekk ko ca diggu tool ya muy bay ñu ni ko sa góor ga day génn na àdduna mu ni kan ñu ni ko Alaaji Malick mu ni ndokk ñu ni góor gi yow ndokk nga wax di mu ni wax ndokk ndax dafa nekkoon ci toolu xare di xare ba xëy dem te kenn amul loo ko jame moo tax ma ni ndokk sant yàlla la sëñ Pape bi dafa nekkoon et puis ci milieu jamono bu doy waar xam nga yow koo xam ni xoolal sëñ Pape Malick ni mu miine woon Serigne Cheikh nga xam ni suba gu ngeen xëyee di ngeen toog ay nangami waxtu ak Serigne Cheikh ku ko xam qualité nit boobu macha allah valeur yi yàlla def ci xam nga non gis nga c'est-à-dire ñun Sénégal li ñu am xamuñu lan la c'est-à-dire Serigne Cheikh yàlla may la rek nga toog ak moom waxuma waxtu de ay minutes mais da ngay tu te poses la question ki ma toogal nit la malaayika la wala lan la ci façon xeetu yiw xeetu xam-xam xeetu cellate waaw yow yàlla may la presque plus de je sais pas xaw ma combien d'années plus de 50 ans suba gu ngeen xëyee yéen nañ toog pendant des heures mais kooku il faut que mu am lu mu def ci yow donc ci nga xam ku mel noonu nga xëy ñu ne la nekkatu fi dem na mais kooku soo delloowul sa xel ci yàlla trop di nga saalit
mais malgré ça et puis ni mu ko dalee dafa metti parce que Serigne Cheikh dem Serigne Abdou fi des ngay dëgër laayoo ci kooku moom it 6 mois après mu dem bàyyi la fi et toujours li may wax ma ni gis nga Serigne Abdou ci fan yooyu avant muy dem mooy tabaski bi ko feebar bi daaneele ndeysaan am na fu ma ko bind sax quelque part ci benn texte bu ma Abdoul Aziz Kébé doon defloo ci moom ma ne ko mais keroog moom bi mu tëddee sëñ Abdou ma ne ko mais ñun ñëpp a jaaxle boobu man maa nga fa sëñ Babacar doomam ma nga fa Cheikh Tidiane doomam ma nga fa ñoom sëñ Moustapha ma ne ko mais ñun ñëpp parce que waxul ak kenn dafa tëdd rek jàpp ñàmburam mais ma ne ko li extraordinaire mooy du man du sëñ Babacar du sëñ Moussa amul kenn ku jël sa téléphone woo sëñ Pape Malick dana toog rek sëñ Pape Malick ni jamee jeg si mais naka la yegg si mais sëñ Abdou mel ni du woon moom ba ndeysaan du ma fàtte sëñ Babacar doomu Alamine mi ngi naan gis nga médicament mooy soog a ñëw kon nañ leen bàyyi donc ñu bàyyi leen ñoom ñaar keroog ñoom ñaar tëju nañ xaw ma pendant combien d'heures ca la ñu waxante nag la ñuy waxante sëñ Abdou jox ko recommandation yi mu koy jox et sëñ Pape ba mu fa génnee xam na ni kii day dem moo tax mu doon def suba gu xëyee taal otoom ñëw Tiwaawan waaw ba keroog alxames bi sëñ Abdou di génn àdduna keroog ñoo yendu Tiwaawan ba 20 heures mu ni ma dama naroon a fanaan mais il faut ma daw dem Dakar jël sama yére suba fajar dinaa dellusi ba mu demee ci guddi gi ci de sëñ Abdou noppaliku waaw donc xam nga ci benn année 6 mois nga ñàkk ci ñaar ñu toll noonu waaw sëñ Abdou amour bi mu amoon ci sëñ Pape moom su ma saana ñëw rek mu ni borom Tiwaawan ñëw na waaw borom Tiwaawan ñëw na tu vois donc bon mais alhamdulilah li ma nii topp na ay ndigalu ay kilifaam ba dem muy ji leen te loolu nag ci jamono bii ñu toll yombul waaw ndax nit ñi dinañ la jéem a dugal ci lu nekk kilifa nga yow it da nga war a woote yow it da nga war a def ni sëñ Pape Malick ku mës a ñëw ni ko dama bëgg daayira pour yow mu ne la dem leen ci daayira yi nekk ci kër gi ba noppi ngeen dugg ci c'est-à-dire mësul bëgg ñu créer ko dara te pourtant est-ce que xam nga ni que ni moom la ñu njëkk a sosal daayira ci kër gi kañ daayira bi ñu dëkk Wakaam gii gis nga Cap-Vert fii diggante Wakaam ak ay Yen ak ay Bargny Cap-Vert bi yëpp c'est-à-dire xew-xew bi ñu amoon ci sëñ Pape bi mu nekkee ndaw tax nit ñi di former ay daayira pour mais gis nga bi màggee ba xàmmee daayira yëpp daf leen ñu dem dugg ci daayira yi nekkoon ci kër gi bon pour wax la ni mais am na loo xam ni tey su ko bëggoon kenn waxatu ko waaw et nag comme j'ai toujours dit il a très tôt pris ses responsabilités gis nga nag su jël responsabilité am jotee daaw ci tàggu Serigne Cheikh du ci tàggu Serigne Abdou du ci tàggu kenn moom kañ day jóg dox li muy dox ba noppi waaw parce que tamit dafay def relu njaboot parce que njaboot da ngay def fajal sa kilifa ba noppi soo ko ñëw rendre ko compte donc moom philosophie boobu la mosoon am waaw loolu moo ko yóbbu woon très tôt mu dem il a voyagé un peu partout dem na fi yàggoon na Guinée ci Cheikhou Touré moom Cheikhou Touré nag wëllëreem la woon waaw Cheikhou Touré wëllëreem la woon ndeysaan mi ngi nettali nii bi mu njëkkee gisee ak moom te Cheikhou Touré xam fi mu jógee leen Cheikhou Touré ci làmmiñam moo ni ko mais man sëñ Babacar Sy moo ma ñaanal waaw ni ko ndax boobu dañ ko affecté fii Dakar ci bureau xaw ma lan na de l'Afrique nee na muy dégg ñu naan sëñ Babacar mu ni ko ma jël oto dem ba Tiwaawan ni ko ba ma demee maa ngi fa fekk benn waay te kooku ñun xam nañ ko bu naan ku naan Alaaj Jóob
boobu moo doon bëkk dégg sëriñ Babacar dëkkoon Njaasaan kër sëñ Babacar bi ñuy wax Njaasaan mu ni ko keroog bi ma indee ci sëñ Babacar nee na dama ni nee sëñ Babacar def ni ko loo bëgg ma ñaanal la nee na mu ni ko dama bëgg ñu dégg ma fu nekk nee sëñ Babacar ni ko incha allah mu ni ko bi ma ñaanalee ba noppi xaalis bi ma yëkkati woon di ko jox ba léegi laa la ko def ni ma nii rek baax na xam nga donc loolu nag taxoon mook sëñ Pape Malick ñu amoon benn relation particulière mais sëñ Pape Malick il a vécu en Guinée xaw ma combien d'années hein moom demoon na ba def doon siéger ci réunion parti Sékou Touré bi waaw def ci daan siéger su ko Sékou Touré daan woo camarade Malick Sy la ko daan wooye moom it mu ko naan camarade président donc gis nga dem fi Côte d'Ivoire ak Houphouët-Boigny mais ouverture yooyu yëpp ci doomu daara. waaw xam nga gis nga mooy li ma lay wax sànq rek c'est-à-dire ñun dañu am loo xam ni pour man ba léegi suñu yitte dafa des mais xoolal ku mel ni Seydil Hadji Malick waxuma la xam-xamam waxuma la wilaayam mais xoolal bi muy dem Màkka lim ci profité voyager jaar fu nekk Égypte Azerbaïdjan te foofu yëpp mu fa jaar dafa samp tarixa bi ouverture boobu mu amoon mais donc xam nga dama ni mais Maodo c'est normal que mu raw ci Sénégal raw ci àdduna sax ndax xam nga am xam-xam am wilaya ba noppi am expérience su dund te loolu bu ci nekk rek mën nga ci noot àdduna yow nga boole ñett yëpp téye ko donc xam nga loolu nag soo amee ay njaboot ñu xam lay seen ci sëñ Pape Malick mas na ma ko nettali mu ni xam nga ko moom ay voyage am nag moom xam nga ñun nit ñi da ngay voyager ñaari semaine ak benn semaine nag wala weer del si moom su daan voyager c'est pendant des années nee na bis ndeysaan soxna mu ñëw seeti Serigne Cheikh ndax dafa voyager yàgg fa nee na mu ni ko waaw Pape As moom voyage bi yàgg na di doo ko wax mu ñibbisi nee na Serigne Cheikh ni ko soxna si gis nga fii jamono toll ni ko yéen jigéen ñi sax yéen a waroon di jël avion dem di ubbi ji àdduna di dellusiwaat ni ko kon su ko góor ñi dee def bàyyi leen ñu def ko ni ko it farataam lay dox bis bu paree dina ñibbisiwaat ba mu ci paree ñibbisi na tu vois nettali na ma nee na la première fois bi mu toogee ak Houphouët-Boigny boobu il n'avait que 20 ans mais par son expérience xam nga daara ji gis nga daara sunu daara ji ñuy xeet wallaay soo toogeek ñi niy soow ci àdduna bi nga xam ni Maodo yamul ak kenn wallaay nee na bi mu toogee Houphouët dañuy waxtaan ba si yàgg nee na Houphouët ni ko vous avez quel âge nee na mu ni ko 20 ans mu yéemu ndax 20 ans nga mën a emmagasiner capital expérience boobu yëpp ak xam-xam boobu yëpp alors que te loolu ba lu naturel la ci kër Maodo waaw donc moo tax ñu war a gën a dolli nag ci suñu yitte waaw dolli suñu yitte roy ci kili te damay wax souvent nii sëñ Pape Malick su ma ko doon caractériser ci ñeenti baat rek laa koy caractériser benn bi mooy éloquence am prestance am élégance am ak constance am ndax dama ni kuy seet ku constant ba yam ci sëñ Pape Malick yam c'est-à-dire que ni la mu xamoon dund ko nit mënu ko ci soppi gis nga en 2019 bi ñuy wàcc élection présidentielle yi daf ma woo mu ni ma mais man amaguma carte électeur ma ne ko kon day sëñ bi foog ñu wuti carte ndeysaan yàlla dogal ñu woo le directeur de la DAF mu nekk nit ku xàmmee naka la ko wax rek mu ni boobu sax samedi la woon mu ni loolu moom duñ sax xaar dañuy jël une équipe mu ñëw ñu defaral ko ndeysaan ñu jël ko ñu dem fii DAF
bëggul woon sax ñu ñëw këram de ñoom il voulait venir muy leen non moom moo leen di fekk si il s'est déplacé ñu ànd dem bi mu toogee ñu jël yi ni jël kii photo ak empreinte yeeg yëpp ba noppi ñu jël adresse bi boobu mi ngi dëkk cité kër góor gi mais il a donné adresse bi mas a nekk Dakar mooy kër Serigne Cheikh Bopp maa ngi koy toon sax ma ne ko mais sëñ bi dëkkatoo foofu mu ne déedéet nag bi ma Serigne Cheikh di indi Dakar foofu laa dëkkoon kon duma changer adresse c'est-à-dire pour wan loolu c'est benn exemple la ci sur tant d'autres sur tant d'autres yoo xam ni dund nañ ko ak moom te du ci mas a soppi ko waaw donc xam nga ku mel noonu tey wax dëgg yàlla dem na et dama ni du kër Maodo rek a ko ñàkk mais Sénégal yëpp ba ko ñàkk ndax yàlla dafa dogal li mu nekk kër Maodo loolu la nekkoon Touba. Il avait des relations particulières ak surtout nag xalifa bu bii tey jii di sëñ Mountakha c'est-à-dire ñoom ñaar ni leen yàlla boole man ni gis nga nitu yàlla ndax daf ñu nettali mu ni sëñ Moustapha Bachirou mu ni daf fi ñëw benn voyage am nee na yónnee ni ko nee leen sëñ Pape Malick na ñëw wuy si ma fii ma nekk Colobane nee na bi mu ñëwee ñu toog di waxtaan nee na moolu sëñ Mountakha bi nee na mu ñëw nee na mu ni sëñ Pape Malick tàllalal sa loxo sëñ Pape tàllal loxo mu ni sëñ Mountakha tekki sa loxo sëñ Mountakha tekki nee na moom sëñ Moussa Bachir mu jël loxoom teg ko ci kaw nee na jàpp leen nii nag ni leen dama bëgg ngeen jàppante ni sëñ Mountakha dama bëgg nga xam ni li nga nekk ci man moom la sëñ Pape mi nekk ci Serigne Cheikh ni ko te yéenay bokki jamono yàlla indiw ko ñu dem ba bokk jamono keroog bi fi Serigne Mountakha ñëwee ci inauguration Massalikul Jinaan keroog bi mu koy seeti ñoo ànd te yii la ko sëñ Mountakha doon fàttali waaw ni ko après nag wax ba am solo mu ni nag li ma yéem mooy sëñ Pape Malick ban ko xamee ba muy ndaw ba léegi nii la ma sa mel mësul soppi ko am ma ni loolu sant yàlla la gis nga ci élection 2019 yi xam nga dafa def déclaration Tivaouane ci Achoura ba ziyaaru ñoom sëñ Moustapha temps boobu fekk na élection yi sax des na lu bëri nit ñi commencé di wax xam nga rek waaw non sëñ bi ñi naan waru woon a wax lii ñi naan wax ji dafa teel nangam ak nangam te comme man xam naa ni nekkul nit koo xam ne day waxantu la mu wax am na fu mu ko teg yàlla dogal ñu dem ba ci bayu élection yi mu tombe gàmmu Abraar gàmmu sëñ Abdou Aziz keroog la waxaat ni yàllaa ngi dogal opposition bi bëri naa ci ay wëllëre ndax bëri na ñu ma ciy waxaat neen nag mais Macky mooy sama candidat ba nu fa jógee bi nu ñëwee Dakar ba ma am ay fan ñu toog di waxtaan ma ne ko sëñ bi ma ne ko réew mi fi mu toll doy na waar de ndax it 2019 ku la ni jaaxlewul lool waxul dëgg Macky Sall la keneen a ceewal ñëpp a tiitoon waaye la ma ca tegal mooy mun ma yàlla baax na ak barke góor gi mais ma gis aussi ak yeneen yitte yum ci def yoo xam ne loolu sañu ma ko wax nii ci muy génn ba ci jour élection bi dimanche boobu ndeysaan mu daal di ma xëy ay vers midi yooyu mu woo ma ni ma voté guloo ma ne ko maa ngi nii damay dem voté ji bi ma demee ba ñëw après ma rappelé ko ma ne ko man de voté ji naa ba ñëw ma ne ko mais dafa am lu doy waar lu ma arrivé ma ne ko xam nga man voté bon chaque fois am naa sama candidat su ma daan voté ji et puis damay dem rek voté tout naturellement mais ma ne ko bii xaw ma lan la ma ne ko mais dama voté ba noppi mais j'ai des sueurs froides noonu laa ko waxee ndax ma ne ko ndax xam nga sa kilifa dafa wax te ñu gis enjeu yi nekkoon ci élection yi
loolu moo lay kii ndax bëgguloo sa kilifa di wax ba noppi kàddoom di daanu waaye xam nga lu ma wax mu ni ma pap ma ni ko mu ni ma tëddal te nelaw mu ni ma mag ñi nee nan ma président dina am résultat loolu su amul woon mu rus di su amul woon mu rus te dama ni ci jamono boobu le principal artisan de la victoire de Macky wallahi c'est lui te man dama ci xam lu bëri sax xam naa ci lu bëri mu def ko nag dans l'ombre bëggul ma Samba xam bëggul ma Demba xam waaw ba yàlla def ni mu def donc gis nga moo tax gis nga réew mi bëri na yu fii am te dafay am ñu koy waral parce que nit ñi dañuy fàtte surtout politiciens dañuy fàtte te loolu nag baaxul waaw parce que gis nga mbir da ngay fàtte mais jamono ngi ñëw affaire ba ñëwaat présenté waat xam nga actuellement nii situation bi ñuy dund nii ci réew mi mais ku leen ni jaaxle wu ma waxul dëgg ñëpp a jaaxle parce que xamul tax xam nga mbir su demee ba tollu fenn fi te actuellement nit ñi xamuñu koo xam ne tey moo war a mën a génn wax pour delloo si waat nit ñi mooy li ma lay wax sànq rek ça ne veut pas dire que ni amul i kilifa kañ ay kilifaa ngi fi mais réew soo demee ba xam ni soo waxee ku dul kenn nay génn saaga la mais yow itamit su dul yow sax nga bàyyi xel sa njaboot donc situation yooyu nag ci lañ ñu toll donc ba tax na rek vraiment suñ ci bëggee génn nanu dellu rek ci li nu mag ñi nàmpaloon xëccoo bi jaru ko saagante bi jaru ko waxante lu ñaaw jaru ko xotti xorma yi jaru ko lu ko fi jar parce que gis nga la ko Serigne Cheikh waxoon rek ni ko man Pape Malick su ma gisee nit ñi di kër yi ci këru àdduna yi dañ may reeloo ni ko ndax kër gi jar a toppatoo kenn faalewu ko te mooy bàmmeel loolu rek a wóor te ku àla kulli xaal kenn du ci jaas ku dund rek sa cër nga ca waaw donc man je pense que ni moom war na mën a nekk exemple pour la jeunesse nekk exemple pour kilifa yi ñu gis ni mu doon doxale ni mu yaatale woon ku nekk bu jox la sa cër te pourtant dara gêné wu ko woon gis nga moom programme te maa ngi lay xamal leen de en fait j'ai rarement vu un homme aussi mystique que sëñ Pape Malick te pourtant soo ko gisee nii ci melukaayam doo ko foogee mais il était trop mystique même gis nga chaque jour que Dieu fait dafa am benn circuit bu mu daan def fii à Dakar man au début daf ma daan intriguer may ba may sëriñ bi su xëy suba dina dem Ngor dina dem Almati dina dem Anse Bernard dina dem Jàkka Omarienne dina dem avenue El Hadj Malick ak avenue rue Allée Khalifa Ababacar Sy et un jour il m'a dit non mu ni ma non wallaay seede yàlla mu ni ma c'est mon circuit mystique lu mu fa daan def nag xaw ma ko waaw mais chaque jour que Dieu fait loolu daan na ko def waaw mais soo ko gisee bon peut-être da ngay def ni bon kii nitu àdduna dafa bëgg bon parce que ni ko yàlla bindee woon la aussi tu vois vraiment neex a bëgg. mais aussi li ñuy utiliser benn mot bu nekk prince li ñuy utiliser. voilà prince de Tivaouane. voilà non c'est ça parce que mooy li ma la wax sànq ni la bon yàlla dafa dogal ci milieu bi mu dundee. en fait il a vécu comme un prince. c'est-à-dire tey ses moindres désirs étaient satisfaits. que muy sëñ Babacar wala di ay baayam yu ndaw di ay magam ñëpp quoi tu vois alors ci loolu dundee parce que dafa xam nga gis nga soxnaa su daf leen a yar bu xaw a doy waar
parce que nee na suñ masaana toog xam nga ci kaw bi sëñ Babacar nekkoon soo yéegewaan ci escalier yi nekk ci ginnaaw di dem ci sëñ Babacar il faut que da ngay jaar fi soxnaa su nekk ba noppi parce que ci kanam fi nekk ci jàkka ji foofu daanaka kilifa yi ñoo fa daan jaaree ñi sëñ Babacar daan recevoir ci salle bi mais sinon famille bi ci escalier ci ginnaaw ngay jaar mais soo dee ñëw di dem il faut nga jaar ci fi soxnaa su nekk mais nee na su daan foo ak xale yi ba kii rek mu ni nan leen dem ñu nuyu sam papa alors xam nga xale rek nee na ñu def groupe daw yéeg nee na su ñëwee di romb soxna su neen déedéet taxaw leen fu ngeen jëm nee na mu ne ko dañuy dem nuyu ji sam papa neen sëñ Babacar soxna su ni ko tàllal leen seen loxo ma xool nee na su ci gisee kenn ku dara tax mu ni la demal jël saabu bi ak ndox mi nga raxas sa loxo ba mu set nga ñëw mu jox la serviette nga fomp nee na mu jël parfum tuural la sa loxo après nee na dem leen nuyu ko xam nga kooku mi ngi lay wan ni mais ki ngay dem di nuyu il n'est pas n'importe qui donc ci noonu lan la leen préparé waaw te nettali na nee na ndeysaan bi mu gënee nekk ndaw nee na soo masaan a dégg sëñ Babacar xam nga sëñ Babacar daawul xaqataay waaw daawul xaqataay mën na ree nii mais daawul xaqataay comme ni ñuy def xaqataay ba déedéet mais nee na soo masaan a ñëw fekk sëñ Babacar di ree ba ay rangoñam di génn rek moom moo fa nekk di ko reeloo nga neen dafa daan ñëw histoire yi ko moromam yi daan nettali nee na su ñëwee moom lay nettali sëñ Babacar nee na yenn saa yi sëñ Babacar wax ni waa papaas nga ni ndax am na ci ku muy nettali ni xaw ma benn waay bu doon bëri xaw ma doon ko dóor benn coup de poing mu am na lu mu jaxase daal nee na sëñ Babacar da daan ree ci yooyu ndeysaan mais nee na bi mu demee ba commencé nekk mag rek nee na mu xam que ni kii kat nekkee du papa kese mais nag mu commencé di ko ragal tuuti nee na boobu bi sëñ Babacar woon na soxna Asu ak sëñ Cheikh ni leen mais yéen lu ngeen wax papa As ba ñemeetuma ñen ñu ne ko non waxuñu ko dara mu ne dama gis papa As da daan ñëw toog ñuy waxtaan mu may nett mais léegi dafay ñëw rek nuyu ma ziar daal di dem nee na ci la ko soxna Asu wax nag ni ko am na koo xam ni même suñ la ko waxul yow yaay dem ba xam sa bopp ni kii du bàyyi kese waaw donc bon ci loolu nag ci ndeysaan ci la màggee et pour wan la pour topp ndigal lu ko Serigne Cheikh joxoon dafa dem Mali voyage nee na bi mu ñëwee nee na ñu ni ko dafa am kat fii benn muqaddam bu mag ci tarixa Cheikh bi mu déggee ni yaa ngi fi daal dafa sàkk woon pour gis la nee na mu ne comme mag la mën naa jóg déplacé dem seeti ko nee na bi mu ñëwee ñu waxtaan nee na góor gi ni ko man de damay sant yàlla ndax xam naa ni damay dem nee na boobu góor gi mag la ni ko te ci wàllu yàlla am na lu ma ci yàlla defal ni ko nag mais dama am benn nattu ni ko ñaar yu doom yu góor rek la ma yàlla jox ni ko te lii intéressé wu leen ni ko kenn ki affaire commerce rek ko intéressé nekku fi ni ko keneen ki affaire tubaab nekku fi ni ko nag moo tax bi ma nee surtout Seydil Hadji Malick ñëw na ci dëkk bi ma ni kon alhamdulilah li ma yor bañ a yàqu ni ko nag sa alal la nee na jël lépp la mag mi yoroon nee na jébbal ko ni ko sa alal mais mu ni ma bi ma ñëwee ba léegi booba yàgg na boobu c'était vers les années 60 mu ni ma ba léegi ñemewuma caa def dara ngir yàlla ak wax bi ma Serigne Cheikh waxoon ba may jox tarixa bi ni ma bu la soxla taxa fanaan ci der waaw loo am ci soxla rek jox ko góor gi toog constance boobu te mu ni ma am benn formule bu neex bu muy wax mu ni Serigne Cheikh def ni ko woon soo bëggee noppaliku na nga yalwaan dunde luyee dëkke ni ko ndax taalibe nga waaw yalwaanal dunde luyee dëkke noonu la dunde toute sa vie kenn xamalu ko nag dara mosul sonal kenn ci dara
mu am ñaar fukk ak mu am milliard la yemale doo ko xam ci moom waaw am ñaar fukk ak milliard la yemale woon te it yéemu la joxe dara waaw. dëgg la maa ngi dëkk sax benn mel mu mel ni ci koor bu mujj gi rek. nee na suñu koor bu ñu ko jox mën na ko million. non man ànd naa ak moom lu dul benn yoon du ñaari yoon ci ay bërëb su dee dem ñu yëkkati enveloppe moom du xam li nekk ci enveloppe ba man duma ko xam jox ko mais ci ku mu njëkk a yem rek la lay joxaat enveloppe bi xamul sax ñaata moo ci nekk. toog nañu gàmmu Tiwaawan nit ñëw fa xam naa turam mais du ma tudd turam ni ko diw day moo ma yóbbante ci yow ziyaaru gàmm moom mi ngi nii nangamu million la du ma tudd montant bi wallahi wal xamaasim ni ko nangamu million la mi ngi nii ci enveloppe bi mu ni ko jëlal nga dem gàmmoo ko ci gàmmu Seydil Hadji Malick du benn yoon du ñaar yoon. te ba mu koy wax naan ko jëlal nga dem gàmmoo ko mi ngi am yu mu war a régler yoo xam ne régléegul mais pour wax la ni donc dara dérangé wu ko woon waaw moom daal tant que xam na ni daal yàlla jógu fi barke sëñ Babacar lu mu bëgg mën na ko ci régler li ki des c'était pas son problème waaw ndeysaan am na benn jour nettali naa ko ma koy tooñ ni ko waaw xanaa yow bëggoo dara mu ne ma xakañ bëgg naa dara waaye ni ma li ma bëgg ñi amuñu ko li ma bëgg mag ñee ko am waaw mu ne ma su ma xëyee suba daal am sama taasu café am sama téere bu ma jàng mu ne ma li ci des ndax mu ne ma ndax bëccëg bu nekk sëñ Babacar dina ñëw ci man juróom-ñaari yoon waaw donc li ci des amul solo donc vraiment daal pour wax la ni daal nit ku amoon solo et puis nag daan dox jàmm ci réew mi diggante politiciens yi parce que ñoom ñëpp ay wëllëreem lañu la ko dale ci Ablaye Wade la ko dale ci Abdou Diouf même Senghor ba ci Macky Sall mii ak ñin ko seexal mais da daan sol dàllam guddi lu mu ci war a dox te du ko def pour tiitaroo ko déedéet daf koy dox dans la plus grande discrétion ngir yàlla ak jàmmi réew mi parce que bon ñoom ñëpp réew mi leen yéen a jàmm waaw parce que li muy faral di wax ni réew mi su nit ñëpp yéenante woon jàmm nee na balaa tàkkusaan ku dox for or gis nga temps yi damay dégg nit ñi souvent ñu naan ku nekk di waaw Serigne Cheikh de mu neewoon na nanu sang réew mi balaa réew mi sang boppam mais laajuñu ko ni ñu ko war a sange ba dem na ma ne déet xanaa da leen a intéressé wul waaye nan koy sange kañ wax na leen ko nee na leen ko sange xol yu sell yéenante jàmm leen koy sange leneen xol yu sellal xol yi parce que xam nga jullit te yow suba goo xëyee yaa ngi yéene sa moroomu jullit safaan mais yow naka nga bëggee yàlla defal la jàmm dafa mën a nekk donc nanu yéenante jàmm rek raxas xol yi ànd nekk benn xam tamit gis nga réew mi dama ni mais ñun tey suñu nekkoon pays yi nga xam ni dañ naan ay centaines de millions lañu fu nu jëm yéen matagu leen sax 20 millions te réew mi mel ni làmb ju tas xaw ma nun koy waxee ku nekk naan man la ku nekk na mais non nit ñi nanu dellu si tuuti ñu xam ni kat am na loo xam ni mais man réew dama ko wax benn dëj bu ma demoon ci waxtaan ma ne leen non man dafa am loo xam ni mënuma ko accepter ma leen da gis nga réew yi en général réew yi ci àdduna bi yàlla daf leen di may benn surhomme koo xam ni vraiment il est au-dessus de tout ma leen daanaka moo leen di tëralal nit ñi di ca jaar di dem seen yoon may leen mais jaaru nit ñu mel noonu may leen mais Sénégal li ñu ci yàlla may kenn xamul nu mu toll xool Alaaji Maalik xoolal Sëñ Touba xoolal ñoom maam Ibrahima Niass ak mag ñu mel ni ñoom nga xam ni tey jii waxuma la Sénégal mais koo ci joxoon Afrique mu doxal ko mais ba noppi te ñun mënuñoo dem fenn qu'est-ce qui se passe
mag ñi ñoom da def nañ seen waru gàdd waaw mbir mi ci ñun la waaw ndax mais fatiha bi doon faj soxla ci ca jamono Alaaji Maalik fatiha boobu ba léegi moo fi nekk lu tax soxla yi fajootul doy na waar xam naa ni li ñuy def ci bëreetul mais dama ne woon ñaari laaj yi nii sëñ Pape Malick communication ci français ak arabe nga xamante ni macha allah maanaam pédagogie bi ak amul buy wax xaal bi muy waxee ni ci gisaane Serigne Cheikh ak moom xayba maanaam comme li nga wax rek maanaam ci xam naa ni ci yar bi ko yar ak màgg gi màgg ci kanamu Serigne Cheikh boobu ne asalaamaaleykum ci durant ziyaare général yi mujj yi ñëpp seen xel dañ ci Serigne Cheikh dañ koy tàcc loolu noonu noo ko doon dundee ak yan yëg-yëg nga ci am noonu xam nga man dafa am benn mbir bu may yéemoon ci sëñ Pape Malick xaw ma ndax nit ñi def nañ remarque bi am déet sëñ Pape Malick li ma ko gis mu toog ci mbooloo di wax yépp est-ce que nit mës na ko gis muy wax yor kayit te pourtant li muy wax cohérence bi muy àndal logique bi muy waxee xam-xam yi mu ciy génne moo lay wan ni am na quand même fu mu tibbe fu wóor a wóor waaw te yàlla nag daf ko defaloon fatxu macha allah ci wàllu xam-xam waaw ci wàllu xam parce que il lisait beaucoup il aimait beaucoup lire waaw tout le temps day lire di gëstu man souvent soo ñëwee day discuter ak yow dama doon gëstu dama doon lire nangam ak nangam échanger ci ak yow man toog naa sax ñëw mu jënd livre jox ma livre boobu ndeysaan dama ko def léegi sama livre de chevet teg ko sama kaw su ma kii rek bi xool tuuti tijaan donc vraiment yàlla def ko ci moyen et puis mu am nag une curiosité intellectuelle aussi parce que très jeune bi mu nekkee Tivaouane xaritam yi mu amoon ñëpp ñii c'était des instituteurs ñii ay directeurs d'école lañu tey maa ngi fàtte ay ñu mel ni ñoom Fadel Fall ay ñu mel ni damay fàtte turu góor ga waay ñoom Badara Ndiaye kooku nijaay la woon sax ci ñoom tu vois donc ñooñu daanaka ñoo ko doon encadré alors mais moo tax il avait une belle plume waaw sëñ Pape su masaana bind fii macha allah nga xam ni kii ku nu waajal la. waaw macha allah moom daal xam nga daal gis nga yàlla daal dan ma wax lu benn nit wax bi mu génnee àdduna ndeysaan dafa reelu mais en même temps dafay renseigner ci lu bëri ndax ñu ni benn waaye dafa ni non moom dem gi sax jaaxalu ko mais muy li ko jaaxal mooy nu nit mën a tiime sëñ Pape Malick jël suuf di ko sotti ci kaw waaw ma ni ko mais gis nga moo lay wan ne gis nga yàlla dara safu ko waaw c'est-à-dire yàlla moom logique am du ci dañ bon mais loolu tamit ma ne ko waaw mais ay baayam ak i maamam rëccuñu ci loolu ak ay kilifaam donc moom tamit du ci rëcc waaw mais daal fa tabaarakallaahu daal nit ku yàlla baaxee woon la mu xamoon boppam xam fi muy teg tànkam xamit la muy def parce que nee naa leen latewul woon doo ku ko xam ni te pourtant da doon génn di doxi soxlaam waaw mais philosophie Serigne Cheikh bi muy wax que ni farata yàggul nee na soo amee sa farata demal doxi ko soo paree dellul sa kër toog jàpp sa ñàmb et il me disait souvent aussi ni ma ak nit ku la yàlla mën a booleel mu ni ma da ngay fexe ba seen ni wax bu mu bëri détail ndax mu ni ma détail yi dafay yàq relation dee leen wax farata rek su farata ji jeexee na ku nekk dem sa yoon donc ñun liñ daan li nu proché woon nga xam ni on était tout le temps ensemble mais farata rek la ñuy wax doo fa nekk di wax détail ay naan ay yëfi détail ak ay réew mi na déedéet non farata daal ngeen di wax su paree après
mu dem bon nga def et puis nag yàlla defaloon ko benn yitte boo xam ni li ma ne gis nga répertoire téléphonique am ku mu toog une semaine te déggu la dina jël téléphone am seet ba xam ci lan nga nekk ba tax a déggu la ah non yitte boobu la ko yàlla defaloon waaw da daan toppatoo ñi mu am waaw su la déggul moo lay woo dox et puis nee naa leen lu rare ci kilifa Sénégal tey jii nga woo ko jotuloo ko mu ñëw gi sa appel il te rappelle ah non c'est-à-dire moom loolu moom c'était automatique waaw parce que pour moom da ngeen ko seex moo tax nga woo ko donc daf lay rappel kooku fa tabarakallahu yàlla na yàlla fayal ñu ko amiin mais dama gis ku bëgg njaboot damay gis ñaari sangam yu jigéen yi du leen bàyyi gannaaw waaw da leen man tam loolu mooy sama question personnelle parce que dama ko doon seetlu ñaari sangam yu jigéen yooyu nga xamante ni des fois bu cérémonie amee tax ñu ànd ak ñoom pamaali ak njaboot waaw gaa nag moom loolu moom xam naa aussi amour bi ay parents amoon ci moom rek la amoon ci njabootam tu vois alors et puis et daf daan wax bu am solo mu ni gis nga kër nee na góor la nu sant mu daw wuti dépense mais nee na leer nag jigéen a koy indi ci kër donc vraiment il a encadré ses enfants jàngal na leen lanu war a jàng ñu xam ko lanu war a jëflanteeg seen i mbokkit mu tàggat leen ci nàmpal leen ci xam nga damay wax souvent ni sëñ Habib xam nga gis nga demu sëñ Pape man benn fee laa ci gën a retenir gis nga relation bi nekk ci doom bu jigéen ak baayam xam nga relation boobu yow yàlla dénku la ci lu dul ñaar mu amoon benn complicité seen biir bu kenn mënu la wax xoolal tey mais ñoom bi seen papa di génn àdduna ñi ngi taxaw mais li ma frappé mooy xam nga jigéen lu mel noonu su amee da ngay gis mu perdre les pédales complètement mais tey jii macha allah ñoom ñëpp ko muy ñoom di seen yaay dañ ni cocc mel ni dara xewul ànd ak dignité boo xam ni mais gëm yàlla xam ni lu yàlla dogal la xëy su doon ñeneen na nga dégg nit ñi yooxu wooy daw fii ga sëñ Pape yàlla dogal na génn na àdduna ba nu wàcce ko te waa kër gi ci seen bopp yëguñu ko ñi nekk ci kër gi di fa kii personnel beeg ñooñu xamuñu sax li xew amul càmbar déggoo ku kenn yooxu déggoo kenn non loolu ci ay jigéen c'est pas facile hein ah non c'est pas facile surtout nga perdre ku mel noonu koo xam ne xam nga fekkoon dafa feebar sax ngay comme ni ol di wax nga koy ragal toog di xalaat naan xëy na day dem tey wala suba yooyu mais ko xam dara li yàlla dogal na ko mu demee ci condition yooyu mais nga am nag dignité ak personnalité dund ko loolu waaw mais c'est pas facile hein non c'est pas facile mais alhamdulilah mais loolu yëpp da ngay xam ni yar bu mu def ci ñoom la tu vois et que lu mel noonu waajaloo la na xamoon nañ que ni bis dina ñëw loolu ni muy dale ñëpp mu dal ko tu vois donc mu waajal ci njabootam te ndeysaan def ma wax nee na defe naa ni su ma juumul Alburi Njaay buur ba Jolof nee na ci jamono boobu sëñ Cheikh Ndaw la nee na daf daan def chaque mois mu def benn mandat yónnee ko sëñ Cheikh mais daf ko daan def nag anonymement kenn daawul xam kan la ba sëñ Babacar daal ni sëñ Cheikh mi foog nga def yitte parce que ki lay yónnee lii te xamuloo kan la kañ nee na ñu koy topp di ko topp ba xam ni moom la ndeysaan xam nga mag ñeeg ni seen baax rek mais nee na bi sëñ Cheikh demee seetu ko ñuy waxtaan nee na benn conseil rek la ko jox daf ni ko doom li ma lay xamal daal mooy na sa yaakaar ci yàlla ëpp sa yaakaar ci sa baay ni ko ndax bis dina ñëw ñu la sa baay nekkatu fi te yàllaa la kulli xaal kenn du la wax ni nekkatu fi
xam nga gis nga ñoom principe yooyu philosophie boobu falsafa boobu ci la ñu dund xam ko mais ba moo tax finalement comme il disait bon su waxee ak Serigne Cheikh mu ne ko mais la mort n'existe pas hein. Tu vois, processus de réintégration là rek qui permet à l'âme de retrouver le monde des lumières. Donc moom loolu la mësoon a gëm dund ko et puis voilà bi mu ñëwee ci moom it nangu na ko njabootam fa tabarakallahu nangu nan ko xam ni tamit loolu logique gu dund la waaw parce que li sëñ Babacar daan wax ni ku ko bañ a def bul juddu waaye ku ko def ala kulli xaal seulement nag nit it dina demee noo xam ni soo sañoon nit mu toog fii ba ca kanam a kanam waaw mais comme je dis souvent Sénégal dañ dul xàmmee dund gu yaatu ak dund gu gudd sa dund mën na gudd te du yaatu c'est-à-dire quand je dis dund gu yaatu mooy dund goo xam ni même soo fi nekkul bàyyi nga fi ay principe ak yoo xam ni ay génération mën nañ ci dund mais kooku nit mën na dund 20 ans sax def ko comme nit mën na dund 100 ans te defoo fi dara loo xam ne dina jëriñ nit bon kon vraiment daal ñi ngi sant bu baax encore di ñaan yàlla taas ñu ci barkeem yàlla yéege ko ci barzaqu mag ña te dama ni ku gis fa nu ko tëddal ci ginnaaw Serigne Cheikh nga xam ni constance bi ma doon wax rek moo am solo waaw parce que tey jii ñu bëri xëy na ba mu génnee àdduna soo leen laajoon wax fu nu ko war a def dañ naan la ñu yóbbu ko ci baayam waaw mais xam ni gis nga dama leen ni mag ñi dañu dangereux ñi ngi ci biir bàmmeel waaye li Serigne Cheikh di wax ni demuñu fenn de may leen mais Serigne Cheikh ak responsabilité bi ko sëñ Babacar joxoon ci Pape Malick may leen mais ñemewul Serigne Pape Malick di ñëw barzaq te jaarul ci loxoom mu tegaat ko ci loxo sëñ Babacar moo tax ñu tëral ko fi ñu ko tëral ci ginnaawam ndax suñ ko yóbboon fa leen moo tax bi mu kiyee foofu leen ko yóbbu joxaat ko Serigne Cheikh nag Serigne Cheikh à lui nag de le transmettre à son papa wallaay ñu matali coloré boobu te ndeysaan benn keroog ci fanu dëj bi am na benn waay bu ñëw di fa jaale si mais mu nettali fa benn gént bu benn soxna gént avant bis bi sëñ Pape Malick di génn àdduna mu ni dafa gént nee na ci guddi nee na ñu ni sëñ Pape Malick dafa génn àdduna donc moom bi mu xëyee ci la dégg ni sëñ Pape Malick génn àdduna nee na mu gént mais nee na bi mu ko géntee ñu ni dafa kii nee na Serigne Cheikh taxaw nii ak Serigne Abdou nee na Serigne Cheikh naan ko maa koy teeru nee na Serigne Abdou nii ko maa koy teeru nee na ñoom ñaar fi ñuy waxee sëñ Babacar génn nee na ni sëñ Pape ñëwal fii moo dàq xam nga donc mag ñi demuñu fenn de ñun ñoo leen gisul rek waaye ñi ngi ci sunu biir kon yàlla na yàlla taas ñu ci seen barke yàlla jàppale leen ci wàllu liggéey bi wax dëgg yàlla it parce que yéen a ngi ci bay seen waar te yii yëpp rek bëgg nit ñi ndax dama ni ay nit lañ ñoo xam ni dañ leen di war di waxtaane pour ñuy servir d'exemple ndax tey suñu réew dem nañ ba nit ñi repère amatu fi nit ñi xamatuñ fu ñu jëm te yëpp dara alalu àdduna rek xërti ji te amul solo donc fa tabarakallahu ñi ngi leen ci encouragé bu baax di ñaan yàlla mu gën leen a taxawu yàlla jàppale nu ba li fi mag ñi bàyyi ñu jéem a seet rek naka lañ koy mën a tasaare ba ku ci mën a jëriñu rek jëriñoo ko ndax ñoom seen dund lépp njëriñ la waaw lépp njëriñ la waaw donc ku mel noonu nag soo ko amee da ngay fexe ba soo mënula mel ni moom it ngay roy ci moom ba tuuti boog sax ndax soo ko defee rek ndax dañ ni 360 vertu yii yonent bi am mais xanaa nag képp kuy jullit war nga mën a góorgóorlu ba xanaa benn sax nga am ko ci te comme ku ci am benn sax dugg aljana nag loolu nag war nañ mën a góorgóorlu nag waaw du lu yomb nag parce que tamit jikko moom dafa lu nit di suuxat ci boppam la di ko dundal waaye soo ci góorgóorloo rek tamit yàlla jàppale la ci waaw parce que li Serigne Cheikh di wax ni yàlla kay ki tëdd deful dara ko jaaxal waaye kii def yitte mais kooku loolu nag yàlla fekkati la ci kon yal na yàlla jàppale ñu yàlla taxaw na ci barke mag ñi
suturaal ñu ba nu mottali yéene yëpp incha allah ci darajay Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak barke maam yu baax yi ñu ngi leen di sant bu baax jërëjëf. assalaamu aleykum. kii mooy caatu baayam di portu parolu kër gi Sëriñ Pam Malick Sy sa njaboot gaa ngi nii. kii mooy caatu baayam waaw di portu